bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp wax la ki nga doon ana suutu yéegi fi ñoom la bàyyi woon jikko yu rafet ci ñu ràññi woon dafa mel ni duñu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fii ci réew mi ak yéen yi nekk bitim réew ci gox yu fasant ko yu ci àddina bi di kat ci seen émission bi nga xam ni moom lañ leen di amal tey ñu ñëw ci li nga xam ni moom la tubaab di wax le cousinage à plaisanterie olof di ko wax kal wala ñu koy wax gàmmu baat yooyu yëpp jóge ci askan wi di mandargaal nekkin wu nu nekk ci biirum réew te wuute ci ay làkkin ak i jëfin waxtaan woowu nag buñ ko bëggee def fokk ñu woo kilifa yoo xam ni bu mu àddoo ngeen dégg leen di ngeen xam ni ñii ñu woo ci plateau bi war na noo mën a jëfe lii ñu soxla tey ki ma ci njëkkee mooy ki nekk sama ndijoor mooy le gouverneur Saliou Sambou administrateur civil gouverneur bi mu mujjee nekk defe naa ni bu mu juumul gouverneur u Dakar la doon waaye li tax ma wax ko fi te bëgg xam-xamam tey ci bis bi mooy li mu doon mooy joolaa dëkk ci buluf muy Thionke Sil boo waxee Thionke Sil yéen ñi ko xamul ñu wax leen ni mu ngi nekk ci département Bignona boo génnee Romou Tandiem Kartiak Thioubon da nga tabbi biir Thionke Sil kooku mooy le gouverneur Sambou moom laa toogal tey ci plateau bi waxtaan ak moom mais leneen li ma soxla ci moom mooy Fatick gi nga xam ni moo fa nekkoon te mu nekk joolaa nekk ci biir séeréer yi diggante séeréer joolaa di wax kal loolu moo tax tey ñu indi waxtaan wi ma bàyyi ko mu nuyoo waaye ku ci nekk sama invité yi bu ma la présenté ba pare da ngay nuyoo ci làkk win la xamee mooy sa làkku askan gouverneur ma bàyyi la nga nuyoo ci joola gutiyom e joola si jaayam ngulidom njemune saafool njemun e sal Aziz Mbaye han witelume jaat mbulob mara cosaan waccile ni rok njemune salol parce que e ñëw un plateau ya mena yaye e musute bañ mo kammi e mandingu buge taxe e séeréer buge taxe e fulo buge taxe e wolof buge taxe c'est-à-dire Sénégal bureau kon taxe e ci menu kontaan mbullerol alal womma bugey do Sénégal et puis bugano san ngu baj gu respecté la parce que wano san ñoye le sukye Sénégal tuma gëjëmore wa fukane bare no baña bu cosaan ano san 2000 ame ay e ci médiat e libéral ma cosaan ay mbukantu mbu yoral munu planoral mi nga sumay gu baj sundolal Casamance nga sumay gu baj Sénégal njëmune saaful njëmune salul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu dégg nga loolu mu wax ñëw na ci làkk wi may dekk ci ki nga xam ne moo nekk ci ndijooram muy Idrissa Ndiaye bu ma ko tuddee tudd fi nga xam ne mooy Sine boo ne Sine kër Bour Sine kon ma bàyyi Idrissa mu jël micro moom nuyul ma ñi nga xam ni mooy ñu koy dégg te ay séeréer Idrissa maa ngi lay nuyu nga ma bëgg nga nuyu askan wi njoko wonana ko simna noon xurana gonon fo simangolum alors inono Dakar comme invitation fa andoona yee Abdou Aziz Mbaye ten invité um no affaire cosaan cosaan koy ka ku refna ka laya ten ke ta waagna fo ke ta andna yaam ke andna fo fogo mbaagna i mbeerole fop bata fag fop ngatu men koy yaam jooraayo men soosoyo men duknoyo men fulanoyo men in fop ngatu men pour jam ndiig koy ke refna ten te refu ye nu ngalena in jam to émission fe na fañ ref émission fa andoona yee ka ref ka fa leŋ kut ka mbug na plusieurs fois ngata men mbaxtaana ku refo njoktin jërëjëf nga joxal ma Makhtar Ndiaye akaalan ko gën a xam acteur culturel bu yëngatu la bokk nañ ci réseau de socioculture muy ku yëngu ci wàllu aada ak cosaan di def ay recherche moom nag dafa bokk ci askan wu mag a wag te ñoom ñu nekk ci à cheval ci diggante ñi nga xam ni ñooy pël yi ak ñi nga xam ni ñooy lawbe yi Makhtar ma bàyyi la nga nuyoo parce que xam naa ni waxtaan wi yaa ak directeur di ngeen ma ci jàppale tey pour ñu mën a indi li nga xam ne mooy lii nga xam ne mooy kal te sa olof di ko wax gàmm. wanndiraaɓe lawɓe wanndiraaɓe fulɓe mboɗo salmina on e inde mum e jettoje mum mbiɗa welto e waawde jooɗanaade on e nguuɗo batu Allah waɗi noon hannde min poti e batu ɗo mbiɗen kaala
e haala ko ganduɗa ka mi joɗɗina mo kala ɗo foti jooɗade andina ɗum ko foti andude wadna ɗum ko foti wadde ngir yimɓe mbawa gondude e jaam. mbiɗa salmina wandiraɓe safalɓe ɓe, mbiɗa salmina wayluɓe ɓe, mbiɗa salmina woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe foof somin darodima min jala min pija min gooda e jaam. mbiɗen ñagano leydi ndi jaam, mbiɗen ñagano wandiraɓe ɓe jaam. hande noon min dari e nguɗo batu min daraniɗo lawɓe ɓe pour hollirde holɗen koyɗe lawɓe ɓe darino holɗo ɓe kettuno yimɓe ɓe e aduna o ha joni ha yimɓe ɓe mbawa gandude ko holɗum woni gueɗal amen e jamonoji he. ko joxal ma kooku mu dendal mooy ñi nga xam ni mooy li nga wax gaynaako li ci olof yi ñu koy wax pël muy sàmm Bayal Ba la tudd te toog fii ci bokk ci association des éleveurs du Sénégal topp ci nga xam mooy Ismaïla ma bàyyi ko mu nuyoo ci pël. woni jamanu min calmani on inɗe mon e jettoje mon kala ɗo pullo woni hakkude debbo gorko kurka mawɗo a ɓi jeewo ɓi lembel miɗen jetta Allah nelaɗo miɗen mo jetta miɗen mo ndo'ono min mbi noon enen haal pulare en enen kala ganɗo ko pullo biya ɗo mbimen mbimami yo ɓe gon neɗɗo goto ɗum takata en waɗ awasma yen jiɗodir jiiden yumma jiiden baaba mbaɗen jikko gon mbaɗen ɓernde wotere kala ɗo goɗɗo woni yo wonan ɗon goɗɗo min on salmina inɗe jettoje. jërëjëf Bayal kooku dégg ngeen sama mbokki pël yi nga xam ñooy sàmm nekk ci àll bi te man kii nekk sama càmmooñ dinaa leen ko sawar a présenté professeur Massamba Gueye la tudd di chercheur jàngalekat di koo xam ni day yëngu ci wàllu aada ak cosaan mais li ma gën a ñor ci moom tamit dafa nekk koo xam dafa gëstu ci li nga xam ne mooy lépp njariñam ci biir askan wi ak taxawaay boo xam ne war nañu ko taxaw tey ba xale yi mën cee sukkandiku professeur bi dina ma jàppale ci waxtaan wi nga xam moom la ñuy sumb jëmale ko ci fan lakkal jóge ak fi nu egsi fii ma bàyyi ko mu nuyoo professeur vous avez la parole. asalaamaaleykum Abdou Aziz maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñi ma toogal di rafetlu bi nga ma invité tur yi nga tudd moo tax ma ñëw waaw ndax dama am lu ma waroon a jàng ci ñoom ñu may rëcc ci ay paxu jinax tey bi ma ne naa tase ak ñoom nag ma ne naa sawar a ñëw damay wax wolof nag ndax mooy làkk bi ma màggale waaye du sama làkku ndey ndax man sama yaay pël la gise la sant ay relaaw mooy cosaanam mu màggee Linguère muy maabo di loru gise du it sama làkku bi nga xam ne sama baay moom la nàmp ndax sama baay ndeyam mandeng la Fandur Kanji waaye nag dañoo màggee diggante kokki ak daara ak Louga gën a yàgg nag kokki ak caameen loolu moom moo tax ñaari làkk yooyu ma ñàkk leen waaye wolof mooy làkk bi nga xam ne moom muul moo tax ma koy wax waaye tey pël laa waroon a làkk bu doon sama làkku baay bi nga xam ne moom mooy làkku ndeyam mandeng laa waroon a wax waaye loolu nag moom moo neex ci Sénégal sama taw it tudd Buur Siin Kumba Ndoofeen moom laa ko tuddee bu ñëwee ba ci biir dinaa la wax lu tax waaw loolu moom mooy Sénégal. jërëjëf dégg ngeen professeur fi mu génn léegi ma dem ci ki nga xam mooy Samba Awali Seck lu tax ma indi ko borom xam-xam la ci wàllu gëstu te daan na liggéey ci RTS ci wàllu langue pulaar bokk na ci ñi nga xam ni xalaat nañu ni bu nu jàppul ci benn làkk bu nu deful ndànk xale yi dinañ ko réeral ci loolu lay yëngu bokk na ci ñu bari ñoo xam ni teewal na leen ci ak ñoom Cheikh Amadou Kane ànd na ci ak ñoom ak yeneen tur yu mag yoo xam ne yëngu nañu ci wàllu woowu Samba Awali nga jël micro bi maa ngi lay nuyu nga nuyu ma bàyyi la nga nuyu sa mbokk yi. assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hande ko Aziz Samb noddi min ɗo e yewtere nde ganduɗa titode muɗum ene huftidini Afrique woni denɗiragal noon koko ɓooyi e nder Afrique nde wonno ko yimɓe Afrique ko yimɓe miijotoɓe ko anduɓe yimɓe wonduɓe fof mbaddat ɓe dañi ko wayno denɗiragal beele ene haɗa ɓe kamɓe waddude denɗiragal noon ene wona to banggue enɗam jiiduɓe ene wona kadi to banggue hakkude leñol e leñol ene wona to hakkude banggue yettode e yettode ene wona to banggue hakkude leydi e leydi ɗum noon tawde woni ko ɗum min jogori yewtude hande mamin jañño hen ko salminnode on tan e andinde on hol toɓɓere min jogori yewtude hande Allah jarama on jarama Aziz a jarama jërëjëf Samba Awali
ma jox ki nga xam mooy Babacar nag acteur culturel la Babacar Diouf nekk rajo Ndefleng nekk économiste di si gëstu lool ci wàllu aada ak cosaan moo tax ma invité ko Babacar ma bàyyi la nga nuyoo yow tam. ndaxa gidma nga Abdou Aziz Mbaye gidma o fogole engatit na mene fop mi koy Babacar Diouf ne em rimel Fatick na cosanes a refa ɓiɓaan Pamo Sangaye refo Sareen ya isa rimel a Leem xaye koy ka i ngurel yaam i mbero mbaxtaanit ke refna Masir kam mbine Masir no saate fe na yitam Masir kam Sénégal fop a tax be i ngetit na meen moƴo jaag fop Masir ino xaƴa xan i mbaatu numtuwiid teen kam waxtaan le jërëjëf Babacar ma jox micro bi ki mu dendal muy Buyo Kutujo di professeur de lettres université Cheikh Anta Diop di Mandeng moom nag indi naa ko fi ndax taxawaayam ci wàllu woowu waaye indi naa ko fi ndax moom géwël la ci askanu wi mu bokk bi ma nekkee Casamance suivre na papam El Hadj Chérif Kutujo muy kora bu Senghor Masana ñëw ñu koy woo kon kooku ci wàllu taarix bu toogee ak ñun dinañ war a mën a génne li nga xam ni mooy loolu war a saytu ci diggante aada ak cosaan waaye ci diggante kal ñu koy wax le cousinage à plaisanterie professeur ma bàyyi la nga nuyoo ci Mandeng. mbari Mandengolu ale nga El Hadj Samb Aziz Mbaye tentu El Hadj Mbaye nga tentu alan kilo bi ñing kacca kono ayen kili amance ka fo ko tubabu lo naale munti bara ayen kili surtout parce que jali diwne munti alo nyada min kacca la wala mu sanoyaate sanoya nga benga lon ko kula mu ku bambandi mbal bu mandin ko bulu mbole kacca bi ali buña biye ali mbeye Aziz Mbaye konton kajay fanfan jërëjëf mbokk téléspectateurs yi dugg nañ léegi ci waxtaan wi lan moo waral ñu ni dañuy kalante olof di ko wax kal diggante Mbay ak Samb ak Mbuub diggante Gëy ak Sekk waaye diggante Pël ak Séeréer diggante Séeréer ak ki nga xam ni mooy Alpulaar waaye diggante Joola ak Séeréer lan moo indi wax jooju li ko fi indi ci gëstu bi nu gëstu defe naa ni sama mbokk yi bu nu amee yeneen gëstu dinañ ma ko génneel ñi ngi remonté waat 1236 bi ki nga xam ni Soundiata Keita daaneel nag ki nga xam ni mooy Soumangourou Kanté ñu pare mu dajale askanam ci kuréel bu ñuy wax Kouroukan Fouga foofu nag boo ko toppee ci wàllu géographie mi ngi nekk ci benn cercle bu ñuy wax Kangaba ci dëkk boo xam ne mi ngi tudd Kaba ci frontière Mali foofu la dëkk boobu nekk ñu daje fa waxtaane li nga xam ni mooy sartoo seen diggante ak ñoom li tax nag ñu gëstu ba am ci loolu lu mel noonu dañu demoon fi nga xam ni mooy Burkina Faso wala bokk ñu dem Guinée bu ci nekk mën na am parce que am na atelier bu ñu fa téye woon 10 mars 98 ñu amaloon ko fa ci santaane ki nga xam ni mooy OUA ñu war a waxtaane li nga xam ni mooy lan mooy Afrique ak lan moo koy suqali ñu dajale indi mag ñi indi géwël yi ku nekk nettali lan moo waraloon tey jooj ñu tase Kouroukan Fouga c'est la charte révolutionnaire avant ñuy dem 1945 ci ONU fekk na Afrique moom dajaloo ba mën a am charte yu ñu tënkoonte ñoom ñëpp ci benn article ci charte yooyu article 6 moom lan ni moom moo indi li nga xam ni mooy cousinage à plaisanterie ma liiral leen article 6 boobu xam naa ni professeur dina ko faram-fàcce il est institué entre les Mandinka la parenté plaisanterie à plaisanterie et le sang. De ce fait, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l'autre étant la règle, entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands-parents et petits-filles et petits-enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe. mu loolu mooy li nga xam ni ba nu dajee ca Kouroukan Fouga loolu lañ ko tënkee muy loo xam ni mën nañ ci sukkandiku ni Afrique mosula des ginnaaw ni ñu koy waxee waaye teel a wala yéex a xam fan la ñuy teg suñu tànk moo nu indil ak li nga xam ne mooy colonisation bi am ci ñun. gouverneur Samb nag dama ko fi indi ndax dafa am benn livre boo xam daf ko ci bind. indaale naa ko pour wan leen ni boo ma ko mënee woy jatu nga génneel ma li nga xam ni moo topp diggante séeréer ak joola muy wax Ageen et Jambol
gouverneur lii yow yaa ko bind nga nekkoon Fatick nekk fa gouverneur nekk Joola ci biir séeréer yi nan nga dunde loolu bala nga may wax lu tax nga bindoon livre bi. Merci Aziz. Et je voudrais vraiment que vous me permettiez de parler en français. Parce que je ne comprends pas bien le Wolof et l'émission est tellement sérieuse qu'il ne faut pas l'escamoter. En fait, j'ai écrit ce livre parce que, souvenez-vous, on m'a nommé gouverneur sans que je ne sois passé par adjoint gouverneur, préfet ou bien sous-préfet. Directement après l'USAID, on m'a nommé gouverneur. Et heureusement, parce qu'il n'y a jamais de hasard, Dieu a voulu qu'on me mette à Fatick. Et à Fatick, j'ai eu les principes, j'ai convoqué surtout la culture. En disant que moi, je n'ai pas été sous-préfet, je n'ai pas été adjoint au préfet, je n'ai pas été adjoint au gouverneur. Donc on me met tout de suite dans la piscine et il faut que j'apprenne à nager. Dans ces conditions, je dis, la seule chose qui vaille ici, c'est bien fait qu'on me mette chez les Sérères. Donc, en un mois, j'ai visité toutes les îles. C'est en parcourant ces îles que j'ai senti le besoin d'organiser le Festival des Origines. Parce que je me suis rendu compte qu'au niveau des îles, quand je demande pourquoi l'île s'appelle Betenti, en sérère, ça veut dire quoi? Ils me disent non, je ne sais pas. Mais je dis en Diola, ça veut dire on ne t'a pas abandonné. Mais pourquoi Djinak? Djinak, l'île, en sérère, ça veut dire quoi? Non, ça n'a aucun sens. En Diola, ça veut dire attendez. Oui, mais alors je dis mais c'est pas possible. Il y a quelque part quelque chose. Oui, parce que le cousinage à plaisanterie, il faut nécessairement qu'on fasse renaître ça. C'est pourquoi j'ai organisé le Festival des Origines. Je disais à Monseigneur Théodore Adrien Sarr, il n'y a pas de Sérères, il n'y a que des Diola qui se cachent. Et je le tiens parce que tout simplement, tous ces noms ont une signification. Et les Sérères me disent qu'il n'y a pas de signification. Je dis dans ces conditions, j'ai trouvé à Djinak un Sérère qui s'appelle Badji. Il me dit c'est le chef. Il dit qu'il est Sérère. Il y a des Djata, il y a des Sonko. À partir de ce moment, j'ai dit ah, donc ce que nos ancêtres nous racontaient, c'est vrai. Parce que le Sérère, nous on ne l'appelle pas Sérère. Kassinko, c'est l'habitant du Kassa. Du Kassa. Oui. Et c'est de là-bas, parce qu'il y a différents épisodes. En lisant Gravran, certainement, une partie est venue du nord. Mais moi, j'ai dit, pour nous, les Diola, une autre partie est venue du sud. Par conséquent, donc, quand il y a cousinage à plaisanterie, parce qu'il y a un fond, parce qu'il ne faut pas qu'on nous demande des vérités scientifiques. On ne peut pas les avoir, parce que tout simplement, notre histoire n'est pas écrite. Et nous, en Diola, malheureusement, n'avons pas de griot pour perpétuer cette histoire. Donc, on peut le récupérer dans des histoires qu'on nous raconte. Dès que tu es né, un Diola, on te dit le sang du Sérère est sacré. Quelle que soit la situation, tu ne dois pas taper sur un Sérère. Et nous nous disons, mais pourquoi tout cela? C'est en cherchant, et j'ai eu à régler des problèmes comme ça en milieu Sérère, parce que deux villages étaient face à face avec des fusils et des coupe-coupe. Toukar et Ngayokham. Bon, il y avait la gendarmerie qui m'a suivi. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mais moi je vais me mettre au milieu. Les gendarmes me disent, non, monsieur le gouverneur, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, je vais faire ça. Et quand je suis allé au milieu, j'ai dit, maintenant, si vous voulez du sang de Sérère, avant de le verser, versez mon sang. Tous ont baissé les armes. Et c'est comme ça que j'ai pu les amener dans une salle, alors qu'ils ne pouvaient même pas contenir dans un grand terrain de foot. Mais j'ai pu les contenir dans cette salle parce que j'ai utilisé surtout ce sang Diola que je leur ai demandé de verser. jërëjëf mbokk yi foog naa ni yéen ñi déggul tubaab tey déglu le gouverneur Samb xam ngeen fi mu indi wax ji kon damay jàll ci professeur bala may ñëw ci Idrissa mi nga xam ni séeréer la professeur dégg nga li mu wax lan nga ma ci yokkal bala ñu dugg ci waxtaan wi. waaw li ma ci yokk rapidement mooy xam nga administration bu bëggee dox day fekk nit ñi ci lañ nàmp moom loolu la def ndax moom muy Joola nekk di gouverneur u séeréer yi ñu am ay jafe-jafe bëgg a rayante mu taxaw ci seen digg ne leen bu ngeen tuurul deretu Joola yéen séeréer yi du ngeen tuur seen deret ba jàmm jaaree fa li may fàttali mooy ñu bëri dañuy xaw a réer ndax dégg naa ko sax sa introduction loolu mooy li officiel dañoo wax ñëpp ne bi ñu tasee Kouroukan Fouga fa la cousinage à plaisanterie juddu déedéet fa lañ ko codifié
ndax gis nga mbooloo mënut a dajee rek ne askan wi defee leen ko nii boobu lañ ko natt jàpp ko ba nga xam ne ñu bëri mën nañ jàpp ne foofu lañ ko xàmmee mën nañ jàpp ne mooy dàkk bi. waaye li may fàttali mooy am na nit ñi ngi ko doon dund. loolu la gouverneur di wax ne bu ñu kenn wax ne ñu indi leen lettre bu ñu ko signé woon ni ñu signé woon en 832 les serments de Strasbourg ca Europe ba nga xam ne làkk tubaab fa la juddoo tey ñun mënuñu ko wax waaye li ma ci jàpp mooy ñaar benn kal ci diggante sant yi la gàmm nit bu nekkee sa gàmm day nekk mu bokk ci askan wi nga bokk ci askan wi muy séeréer ngay joolaa wala ngay muy tëgg ngay pël yooyu yëpp dafa am waaye boo xoolee niñ ci yokk waaw moo gisee liñ ci yokk ñu ba dañ ci yokk ne sët ak maamam seen diggante kaf daf koo war a lal waxuñu ne dafa war a nekk dafa war a am de dañ ne mooy principe de base bi ñu ne diggante goro yi li nga xam ne moom mooy lal diggante bi mooy kafante ak tooñante diggante wujj peccorgo yi li nga xam ne moom moo koy lal mooy kafante loolu moom moo tax boo daan am aawo sa ñaareel mooy doon njëkkeem gis nga boo jëlee ci wolof yi baatu njëkke bi mooy ki nga xam ne lu mënti am ci biir kër gi moom ngay njëkke ñu ne mooy doon sa njëkke ki ngay njëkk ci moom ngir nga dem feneen waaye ci wujj peccorgo yi lépp dañ ko jëloon ñu lal ko léegi bu fekkente ne man wolof lañ ma jàppee moom ñu jàppee ko ne pël la waaye mu sant Seck ma sant Guèye gis nga sant wi ñëw na muur li ma nekkut joolaa léegi man bu dee sama ndey dafa am cosaanu pël moom muy joolaa man may nañ ma dugg ci ndax du doon rek nit ñi xamuñu ko waaye du doon rek nga koy làkk-làkk wi waaye bu amee loo ca cof rek mën nga koo jëfandikoo te xam nga ma daanalee foofu xam nga li mu wax sànq ne lam laaj séeréer yi mooy seen turu dëkk yi lan la ñoom ñëpp ñu wax ko ci joolaa ñu wax ko ne ko xamuñu ko moom mu gis tur yi tekkee ko ci joolaa loolu ndax xam nga ne tey jii buñ gëstu woon léegi Babacar dina la ko wax jam ñaajo boo jëlee jam ñaajo ba baa ngay àgg ndar boo seetloo di nga gis ne dëkku lébu yëpp tur yi tekkee nuyu ci séeréer nga ko mën a amee waaye mënoo ko am ci wolof waaw tey jii boo ko joxoon jam ñaajo léegi boo ne wolof bu ne lan mooy jam ñaajo benn wolof xamu ko boo ko laajee léegi sëñ Babacar mu wax la ko waaw loolu li muy wane mooy ñun sunu diggante rattaxoon na rattax goo xam ne xajjaloo bi mi ngi judd ci bi empire yi tasee ba kenn ku ne nag ne nguur gu yaatu gu nekkatu fi naa jël sama ñallu bopp loolu moom moo ko indi waaye li ñu jàpp daal mooy kal diggante sant yi la gàmmoo nag diggante askan yi waaw jërëjëf professeur foofu nga ñëw ci laay ñëw ci Idrissa dégg nga léegi li gouverneur wax gouverneur ne na bu nu juddoo ñoom ci Casamance dañ leen di wax na ngeen moytu tur deretu séeréer xam nga loolu wane na ni am na cër boo xam ni ñoom ñoo ko moom boo jëree nag li mu bind moom ci Egen et Jamboot da ngay gis ni ay ñaar lañu jigéen lañu woon yu duggoon biir géej géej ga tuppee seen gaal toj ku nekk kii dem ci bii wàll kii dem ci bii wàll Idrissa ci wàllu séeréer seen cosaan ak seen diggante ak joolaa yi loolu la bëgg nga wax ma ci séeréer yi ak na noonu mel. séeréer xeet bu yàgg la c'est des Indiens ñu nga jóge Sikkim en Inde dem Mésopotamie en Irak bañ fa jógee lañ ñëw Éthiopie bañ jógee Éthiopie lañ ñëw la vallée du Nil en Égypte foofu lañ xaajoo def ñaari parti benn parti bi dem Fouta benn parti topp Sangomar bi demoon Fouta arab yi ñoo leen fekk les arabes berbères ñoo leen fa fekk jëm leen tuubloo ñu bañ ñu xeex ak ñoom dàq leen ñu jëm boori Thiès ñuy séeréer noonu ak du tëgg saafeen ñi jëloon nag boori Sangomar biñ demee ba Sangomar ba def fa un siècle lañ xaajoo def 4 partis benn parti bi dem Fuut dem Saloum benn parti bi dem Bawol benn parti bi ñëw Siin ñoomin koy des fa loolu mooy séeréer séeréer na xeet bu yàgg a yàgg la bu yàgg a yàgg am na loo xam ne sax ku la ko wax doo ko gëm Wookaam gi séeréer ko sanc benn laman bu ñuy wax Kaam Maane mu nekkoon Tofaay ca Siin Sinig Sarr jóge Bawol ñëw Siin sanc néegam ñuy baagante di baagante ba Sinig am doole ne ko del atti soose yi may atti séeréer yi Kaam Maane bañ Sinig xeex ak moom daal di koy rey Wookaam miy doom ji gàddaay ñëw sanc Wookaam
ku la ne woon wookaw gi ko sant siin la jógee da nga dee déedéet te ko sant siin la jógee cousinage bi nag li ci gën a am solo tukulóor yi ay arab lañ waaye métissage séeréer muy mandenk yi lañ métissage bu doy waar ba lii ñoo xam ne séeréer si am nañ ko muy nguur di gelluwaay yi moom jaxaaw ci mandenk yi lañ jógee waaw parce que ñu ngi jóge gaabu waaw gaabu lañ jóge jaar jaaxaajar jaar Iliasa ñëw Kulaar ñëw Sangomar ñëw Siin waaw jërëjëf dégg ngeen wax ji foofu am na solo defe naa ni histoire baa ngi ñëw pour ñu indil leen réew mi ci nan la tëddee ma ñëw ci Samba Wali Samba dégg nga li mu wax Delafosse am na lu mu ci bind mais defe naa ni moom indi na ko parce que Delafosse moom li mu indi mooy bi arab yi ñëwee ci yéen leenu jaxasol ngeen ñëw xeex ak séeréer yi indi leen waaye moom loolu la Delafosse wax waaye comme loolu wérul te ñun dañ fee toog pour indiwaat li nga xam ni moo waral tey plateau bi ma bàyyi la nga sànni ci kàddu te nga jël sa micro. assalamu aleykum bandiraɓe jaafoɗon noon emin joguino taniraɗo goto ne wiye Sawdata Ibra o wi aduna ko lacciri kangadi ma waɗe laalo ko ɗum waɗi hande jinmi yewtere nde nde wonno ko rendi ɗo henna ko foof wona ɗemgal gotal mi yaha mi luɓoyo Fraysinaɓe ɗemgal mumen gam yimɓe woɓɓe daña hen kañumenne gueɗal mumen ce que tu as dit Aziz, vous savez, je disais tout à l'heure en Pulaar que les sociétés africaines ont trouvé un système. Un système, c'est pour réguler et cimenter leur structure sociale. Et ce système, c'est le cousinage à plaisanterie. Bon, ce que le Sérère là vient de dire, si c'est à cela qu'on doit revenir, il a une partie raison, mais l'autre partie là, c'est des histoires de Sérère. C'est des histoires de Sérère parce que les Peuls, d'une manière générale, c'est vrai, dans les mouvements migratoires, se sont mêlés aux Arabes, mais cela ne fait pas d'eux des Arabes. Ils le refusent d'ailleurs. C'est vrai qu'ils sont venus du côté de la Mauritanie et ils ont trouvé les Sérères sur les berges du fleuve Sénégal. Mais ainsi, ils se sont mélangés. Quand on habite ensemble, on se marie ensemble, donc on devient parents. Et effectivement, dans l'histoire, tu disais tout à l'heure que le monsieur était un griot, moi aussi. Donc dans notre spécialité de la généalogie, nous avons retrouvé un certain Nyokhor. Le Nyokhor, c'est pas un nom de Peul, n'est-ce pas? Non. Mais dans la généalogie, il a eu Ibrahim Nyokhor. Ibrahim a eu Toum Ibrahim, Noum Ibrahim et Boukar Ibrahim. De grandes familles au Fouta sont sorties de là. Donc c'est dire qu'effectivement, ils se sont mélangés, ils se sont mariés, ils sont devenus des parents. Bon, maintenant, pour ce qui est des origines de cette cousinage à plaisanterie, de grandes personnalités en ont parlé, telles que Cheikh Hamidou Kane que vous connaissez, il y a Amr Hampateba, il y a Cheikh Moussa Kamara de Gangel, il y a Satigui Siré Abbas. C'est extrêmement difficile de retenir la date. Mais ce qui est sûr, que c'est un engagement ferme, n'est-ce pas, comme disait tout à l'heure le gouverneur, n'est-ce pas, de ne pas, c'est même pas de verser le sang, mais de ne pas effectivement rendre en colère, n'est-ce pas, un cousin à plaisanterie. Chez nous, nous disons que c'est tellement fort, que même mort, quand un cousin dépasse la tombe sans le taquiner, il se dit au fond de la tombe, n'est-ce pas, mais comment, qu'est-ce que j'ai fait à ce cousin-là? Il dépasse ma tombe sans même me jeter un mot. Vous voyez. Bon, et le symbole, effectivement, de ce cousinage à plaisanterie est devenu un facteur de paix. Un facteur vraiment de compréhension, d'entente au niveau des peuples. Tout à l'heure, Guy il disait que c'est un Mabo d'une part et Mandeng de l'autre. Vous voyez donc la parenté de tous les Sénégalais se retrouve, n'est-ce pas? Bon, donc sur ce fait,
effectivement, si on prend des anecdotes, on peut voir que les gens, n'est-ce pas, tiennent à ce facteur de paix. Je me souviens de notre doyen Siley Guissé, qui est Mabo. Il a apprivoisé Inogono. Il a fait un baptême, il l'a appelé Koumba Sal. Donc Sal, parce que les Mabo sont les cousins à plaisanterie des Sal. Bon, il y a un grand marabout qui s'appelle Abdraman Sal de Banaï, qui a dit, mais moi je vais me venger de Siley Guissé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité un groupe de Mabo. Au soir, il les a fait manger du son. Avant même le couscous du dîner. Et pendant la nuit, ils ont réussi à verser de l'eau sur les draps des Mabo. Donc les Mabo se sont réveillés le matin trouvant les draps mouillés. Il a appelé sa famille, il a dit les Mabo day woon uriné. jërëjëf sama defe naa ni mbokk yi loolu mooy li nga xam ni mooy émission bi pour indil leen nit ñi nan la ñu bokkee ak kal bi ni muy demee ci diggante sant yi. defe naa loolu am na solo li mu wax ci su lay gisee li mu wax léegi bi mu amee ak golom daf ko tuddee koo xam ni sant wa moom it Sall la sant sëriñ bi sant Sall amit ba mu leen invité ñoom bëgg a fayu cox la leen jox ni leen wàññi leen ba pare tuur ci seen lal yi tuur ca ndox ni leen ñoom ñëpp danoo seben ci guddi gi kon loolu am na solo defe naa ni Matar ci yow laay ñëw nga jël micro bi Matar dégg nga wax ji fi mu ñëw may fàttali rek ni wax na dëgg am nañ ay kilifa yoo xam ni naka jekk histoire boobu daf leen ma sa soxal maa ngi ciy tudd ki nga xam ni Jibril Tamsir Ñaan la wax na ko léegi Cheikh Amidou Kane ci la bokk Youssou Tassa Cissé ci la bokk parce que moom bokk na ci li ko yëngal Philippine Sakho bokk na ci Seken Madi Sissoko bokk na ci ak Uber Isha li tax may taxaw nag ci Uber Isha dafa am benn société boo xam daf ko créé woon pour jàppale li nga xam ne mooy aada ak cosaan fii ci Afrique defe naa ci am na ci solo boo xam ni fokk ma wax taxaw ci wàllu woowu pour gërëm ko wax leen ni àddina bi bokk na ci ñi nga xam ni Afrique daf leen a soxal ak li nga xam ni sant ak tur daf leen a soxal Matar dégg nga li gars yi wax dégg nga li Sawali Seck wax ci alpulaar te ñu koy wax yow maak yow ci olof ak kii ak Babacar sax ne ci ñëw ban jàngat nga ñuy defar ci li nga xam ni mooy diversité culturelle bi nga xam ne war nañ ci mën a sukkandiku pour réew mi di nekk ci jàmm ci diggante askan yi ak ci diggante sant yi. waa jërëjëf dama bëgg ci gàttal wax ne li nga xam ne li moo jëm ci mbiru kalante wala gàmmuwante du loo xam ne dafa jékki-jékki rek wadd ci kaw askan yi dafa am fu mu fàqe ko ñenn ñi sax dem nañ ba wax ne sunu borom la soob mu doxale noonu àddina waaye dafay nekk wax ju gàtt lool ci wàllu xeltu li am solo bi am solo mooy jamono ju ne nit ña la nga xam ne moom la ñuy dund ca la ñuy wute ay yi nga xam ne mooy liy faj seeni jafe-jafe ba ñu demee ba xam ne gannaaw soppante gannaaw déggalante gannaaw bëggante am na yeneen sart yu ñu war a doxal diggante doomu aadama yi ngir ñu mën a dem ci la ñu daal di sukkandiku ci ay feeñu yi nga xam ne yi sunu borom feeñu na leen ko ñu daal di móol loolu doxañ ko ci diggante askan bi loolu moo indi parce que ci jamono yu jëkk ya xeet boo gis dafa am garab wala rabu àll wala barab boo xam ne bi moom lañ lëkkaloo ci seen dund ak seen dee ñu di ko wax ñi naa toteem sama mbokk séeréer yi di ko tuddee pangool et cetera te ku si nekk nag dafa am li ngay xof loolu mooy li nga xam ne li moo taxoon ñi nga xam ne ñi ñoo jiite réew ya doon buur ya ba ñu xel tolloolu ñu ne lii kat suñ ko defee ci diggante askan yi dana doon loo xam ne dana rattaxal diggante yi te dana doon luy tere ëllëg ak si biir ay ñàkk a juboo wala ay juunoo wala ay jàppante am ci biir askan yi ñu xool ñi nga xam ne ñi fa ñu féete ca seeni askan ña ñu jàkkaar lool wala ña ñu dendal ñu doxal loolu seen diggante loolu moo nekk genèse principale su ma dellusee man à l'origine man dama nekk un coosawo tonkal un sow tonkal mooy lan loolu ñoo ñi nga xam ne ñi ñoo gënoon a jege suuf si ak buur yi dafa am coosawo kumbaayo ñoom ñoo gënoon a jege ndox mi ak napp gi ñoom ñoo gënoon di faral di def mbirum gaal yeeg yooyu
ci Égypte ancienne ñun ay prêtre la ñu woon suñuy jigéen ay prêtresse la ñu woon buur bu jigéen bu mës a judd moom lañ koy jox ñoom lañ koy dénk mu jàngal leen nu ñu yore kër ak nu ñu yore jëkkër loolu dafa law ba jamono yi loolu moo topp jigéen ñi ñu koy defar di ko jaay seen moroomu jigéen ñi. li nga xam ne yu ñuy defar per yu ñuy defar ak yu sew yu ñuy defar. loolu mooy cosaanu yu xeeñ yu ñuy indi law bay yooyu indi Égypte la jógee yooyu Égypte la jógee foofu la jëlee loolu. topp law bay ba fii. leneen li nga xam ne li moo indi tur wi law boobu. dafa fekk ne ñun fidélité bi ñu amoon ci ñi ñu daan àndal. moo taxoon ba saa yu benn groupe détaché yoo rek dañuy yóbbaale seen lawbe moo tax soo demee ci séeréer yi nga fekk fay lawbe soo demee ci wolof yi fekk fay lawbe soo demee ci yeneen xeet yi fekk fay lawbe loolu moo tax ñu féete fu ne mais sunu yax ak sunu reen pël la moo tax ñuy làkk pulaar donc loolu ñu nit dañ ñu wutal ci ñi nga xam ne ñi ñoo bokkaloon nekk ci biir ñeeño gi dañu fa wutal kal muy tëgg yi te loolu soo ko gisee ça tourne autour de cérémonies et d'autres choses yoo xam ne dañu xool ñu ne ñii kat seen diggante bi comme su dara xewee ñoom la ñuy dénk mbiru xéewal yi foog ñu régler seen diggante bala ñuy jote te comme fa ñuy feese nag yi daa bari ay paaka nañ régler loolu donc yooyu yëpp nekk yoo xam ne yi ba dafa law ba àgg ci nguur yi nag di ko doxal ba léeg-léeg buur am doom ju jigéen dal di koy jël may ko beneen prince su beneen pays pour que diggante ba ratax ñu nekk ay cousin nekk ay sët li ñu wax léegi ci diggante sët ak maam dox seen diggante yooyu moo indi woon cohésion bi amoon ci diggante askan yi ku nekk xam fooy féete xam fooy yemit ñu di ko sàmm loolu di dem ba yàlla xéewal lañu ñuy jaxasoo di dem ak a dikkante boobu ak dëkkalante bi ak teralante bi tax bi ay nit di jóge fenn dëkki feneen daal di fay meññ njaboot googa jël làkku ñooña ak seeni jikko wala seeni doxalin ak seeni aada loolu ba mu lawee ba ñu àgg fi mu ne nekk ci lu war a dem ci 2 fukki ethnie ak juróom benn ci Sénégal ak seeni sous-groupe yu ñu citéwul ñooñu yëpp bokk di séq façon yi teraanga yooyu indi li ñuy wax une cohésion nationale ndax Sénégal mooy réew bi nga xam ne bi mën nga fay samp rajo làkk bu la neex nga làkk ko ci te kenn du la wax dara ñu bokk ndey bokk baay donc loolu lu ñu yàlla baaxe la parce que dañu sukkandiku woon dëgërlu bu baax ci wàllu aada ak cosaan boobu nga xam ne moom mooy li ñuy woowee cousinage ak plaisanterie pour que nit ñi mën ko gën a comprendre noonu donc loolu diversité culturelle bi day tax nga xam sa moroom ku mu xam yow yaay kan nga xam lu mu bëgg ak lu mu bañ mu xam li nga bëgg ak li nga bañ mu nekkal la ca nga nekkal ko ca ngeen bokk nekk ci jàmm ak salaam Aziz. si jërëjëf Makhtar defe naa ni loolu def na tudd maa ngi ñëw ci Babacar dégg nga li sa Samba Awali Seck wax nee na bu sa kal génnee àdduna ñu suul ko boo ko rombee te waxoo ko dara sax nee nañu day naan kii lu tax waxuma dara mais am na ci histoire boo xam ni vivre nañ ko Aboubacar Sangoulé Lamizana bu Burkina bi mu génnee àddina doon woo ay mbokkam yoo xam ni ay kalam lanu ñu koy kalante ak moom comme ni ñuy def sët ak maam defe naa ni loolu jàngat la bu rëy rëy Babacar ci li nga ma war a indil ci diggante bi ci taxawaay bi waaye ci diggante boo xam ni day nekk ci diggante séeréer ak alpulaar wala ci diggante séeréer ak joola ci seen àndin ak seen nekk ci wàllu tradition. jërëjëf Abdou Aziz dinaa dolli gërëm la bu baax nag ndax ñu ngi doog a dugg ci li nga xam ne moo mun a defar Sénégal maanaam tey ñu daje te li ñu jàng ca université ñu génnee ko te wax li ñu dund maanaam tey boo may laaj ci wàllu kal man dimension empirique laay ñëwee man li ma dund ak li ma xam gis nga te liy firndeel njëriñu waxtaan léegi Massamba xaw na koo junj dinaa ko xaw a wone tuuti rek su ma njëkkee ci kii nag am na ñaari mbir Amar Godomat mooy almoravide ya ngay dégg ka ko rey séeréer la ñu koy wax Amar Godomat boo weesoo loolu ñoxor bi muy wax ñoom amul benn pulaar tey bu tudd ñoxor mais ñoom xam nañ ne seen maam ñoxor la tudd mais ñoxor boobu ñu ngi ko doon wax ñoxor leer te ñoxor booba incha allahu rabi ci ay fan yu ndaw
di ngeen gis histoire boobu ndax yàlla def na am nañu gëstu teg ko ci xam-xam bind nañ ko ndax lii émission yu mel nii ak li ñuy bind mooy tax ñu mën a xamaat suñu démb dootul nekk li colonisateur bi jàpp ne ñun moom la ñu doon waaye ñun li ñu doon kooku mooy kii gis nga léegi bi Matar di wax nee na lawbe yi dem ma leen di yëgal ne bi nguur ñëwee biir Siin am na kal ci wàllu institution kal boobu mooy kan moo koy def saañit boo jegee tuuti cosaanu lébu yi am nañ ku am titre sañ wax mais saañit mooy koo xam ne dina nekk ci keppaaru buur te bu ñu toogee ba bésu pénc lu kenn ñemewul wax moom mën na ko yeggee buur kooku saañit la mais dafa am la law boobu tamit moom sa fonction première mooy amul lu mu mënul wax buur te ba mu koy wax da koy teg tout le temps ci ay baatu kal ma doog a ñëw nag ci kal ci boppam ci baatu wolof bu ma ko àndee ci séeréer ñun maasir lañ koy woo kon maasir nag day nekk loo xam ne c'est réciproque mais maasir maas boo jëlee racine bi mooy lewet mooy ku wex nga lewetal ko lewetal boobu nag day topp ay théorie des ensembles moo tax ñu mun koo comprendre ci lu gaaw Kouroukan Fouga dafa ñëw codifié waaye dafa fekkoon ci biir kër gi ndey ak baay bu ñu yar doom relation bi day heurté ñu créé benn kal ak maam ngir mu mën a rataxal diggante booba loolu mooy ci biir kër gi mais ci kër gi dafa am ay doomu bàjjan ndax doomu góor ak doomu jigéen man suma yaay bu amee doom bu amee càmmeñ damay kal ak doomam suma doomu nijaay la suma papa bu amee rakk bu jigéen wala mag bu jigéen damay kal ak doomu kooka parce que kooku suma bàjjan la kon bu nekkee guut diggante doomu góor ak doomu jigéen dinañu fexe ba ci biir ëtt bi mu am koo xam ne faw mu mun a ñëw bu fekkee da ngaa wex moom moo lay lewetal mooy andi jàmm ci relation bi foofu kon loolu ci biir kër gi la mais comme dina am ku jóge fële sëy si bu ñëwee sëy si dina andi beneen meen ñun nag loolu daanaka ñun ñoo ko dese ñu bëri deseetuñ ko ci dëkk bi fii meenu ndey moo tax ma wax leen léegi ne ci kër baay fii laa juddoo bi may wax séeréer waaye dama wax suma meenu ndey lan la sumay mbokk dinañ ma ràññee ci biir séeréer yi meen boobu dafa am solo te dañuy kal ci suñu biir kon ku sëyi rek te kooku ci meenu ndey lañ koy jële kon foo sëyi di nga mun a am ñeneen ñoo fa kalal kooku nag bokkul ba léegi ak kal bi nga xam ne day nekk ci sant yi sant bi diggante Juuf ak Fay te loolu am ay équivalence diggante Sow ak Ba parce que Ba day am équivalence ci séeréer kii day am équivalence donc la théorie des ensembles mais gàmmu bi ñuy wax nag mooy ñëw daal di conforter li ñuy wax nii yëpp gàmmu boobu nag man li ma ci bëgg a wax man dama ko dund ndax dafa am loo xam ne tragédie la muy li xew Casamance. man ma nekk étudiant di def suma 3e cycle université Dakar ne dama bëgg ubbi entreprise pour les produits locaux yu nekk en Casamance. je suis descendu à Ziguinchor li ma la wax c'est dans les années 90 xam nga ne temps yooyu jàmm amul. li ñu mën a def tey mënuñ ko woon def su ma xëyee Ziguinchor damay jël taxi dem Brin Jibonkeer ak Niassia. mais man damay wéeru ci ñu yoroon ay ngànnaay pour ñu dem jëndal ma ay madd ak ay mango ma ñëw sëf andi ko Dakar te man damay dem foofu di ko dund mais lii gën a confirmer ne suñu diggante li ñu boole dafa jéggi li ñuy wax parce que yàgg ngeen dégg ay braquage yu am ñu rangale ay nit génnee doomu séeréer yi bañ leen caa boole loolu li muy lalu dafay sori mais man li ma dund laa la wax suma yaay dafa gaañu en 2006 yàlla matim Ansoumana Badji moo nekkoon secrétaire général MFDC dafa taal otoom ñëw ba biir Fatick. jaale Ansoumana Badji mais ci même jamono boobu Bertrand dafa yónnee beneen délégation ñëw fekk sama bi Fatick jaale si ñu foofu kon nga xam ne loolu li ñu ñuy xëcc te nguur dem na ba xam ko ndax am na suñu benn rak bu doon jàngale science boobu Étienne Smith la tudd bind na ci wàllu parenté à plaisanterie waaye moom dafa am benn jamono moom dafa def le tableau du commandement territorial ña ñu affecté foofu bi conflit bi métti muy sous-préfet di préfet di gouverneur
daanaka d'une manière continue état dafa reconnaître ne lii nekk diggante séeréer ak joolaa foor na foor boo xam ne même su ko reconnaîtreul ci kaw codifier ko pour yóbbu fa ay nit usage bi dafa taxoon ñu ko ciy dugal kon loolu mooy wone ne kal dafa am doole te li ko gën a firndeel gis nga kii di wax nii ak Saliou mii ci biir semaine bi ñoom xam nañ ne am na fa ñu daje wax dund li ñuy dund nii ndax gëm nañ ne Sénégal li ko mën a téye foofu la ne te xeex boobu incha allahu rabi ci ay fan yu ndaw diversité culturelle bi ngay wax dinañ ci gën a xuus waaye dinañu xuus tamit ci gën a gëstu ñun africains yi nag ñu waxal suñu bopp suñu cosaan mais ñu teg ko ci kaw ay études dëgg la jërëjëf Babacar mbokk yi am na lu mu wax léegi ni am na ci waaso yoo xam ñoo daan wax ak buur di kalanteeg moom di ko wax boo yërndoo charte Kouroukan Fouga article 44 dañ ni il est autorisé à Balafaseke Kouyaté de plaisanter avec tous les Mandinka même avec la famille royale kooku mooy Balafaseke Kouyaté lu tax ñu jox ko Balafaseke Kouyaté pour la petite histoire avant may ñëw léegi ci le professeur Koutoudio moo di moo nekkoon géwlu Soundiata Keita te bi nu demee gëstu bu ñu doon defi ci boori Guinée te se neen faak famille boo xam ne ñoom ñoo yor Soso Bala c'est-à-dire balafon ba nga xam ni moom la Soundiata jële woon ci Soumanguru Kanté ñi ko yore woon nag bokk na ci ñooñu ku ñuy wax Siriman Kouyaté moo transcrire li nga xam ne mooy charte bi nga xam ni moom la mag ñi dajaloo ni lor ko lañ doon sëppante ñoom ñaar kon Balafaseke Kouyaté boobu cër boobu nga wax ci koy wax ak buur am na moom moo doon géwal bi moo tax géwal buñ ko déformé tuuti rek dina ci ñëw léegi maas mu yàq ndax dafa amoon lu ñu ko doon doyee am lu mu amoon sañ-sañ def ko am lu mu sañul woon def ko mais ma ñëw ci ki nga xam ni foofu laay duggee ci géwal ci ki nga xam mooy le professeur Bouye Koutoudio professeur dégg nga li nu wax ci wàllu géwal ci wàllu tradition wax gis nga ko léegi ñu ni bii nga xam ni gaabu dafa am dañu ñëwaat may sa wàll yi xam nga affaire soose yi ñëw na ba foofu ba dugg biir Sine tey jii ban jàngat nga ñuy defal ak lan ngay wax ci wàllu cousinage à plaisanterie boobu professeur. Merci Aziz. Je voudrais commencer par ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport au griot. Balafaseke Kouyaté était le griot de Soundiata. Et Soundiata, lors du rassemblement de Kouroukan Fouga, a institué, comme l'a dit le professeur Gueye, a institué le cousinage à plaisanterie. Il avait commencé par Balafaseke Kouyaté. Que celui-là, c'est le cousin à plaisanterie de tout le monde. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ensuite, il y a les autres types de cousinage à plaisanterie. Le mandingue, lui, il a un seul nom. C'est le Sanoya, ou le Sanonkouya. Mais à l'intérieur, il y a plusieurs types. Mon ami Babacar Diouf l'a dit tantôt. Il y a le cousinage patronymique, c'est-à-dire par les noms. Il y a le cousinage par pacte. Par exemple, ce cousinage qui existe entre le mandingue Kombo de Kombo en Gambie et le mandingue du Gabou. C'est parti d'une histoire, une petite histoire, une anecdote, disant que les Kombonko étaient envahis par des êtres presque invisibles, qui leur jetaient des flèches. Et les Kombonko ont cherché à l'aide des mandingues du Gabou. Et quand les mandingues du Gabou sont venus, ils ont tout simplement constaté que c'était des agresseurs qui se cachaient dans la forêt. Et les mandingues les ont massacrés. Et depuis ce jour, il y a eu le pacte que le mandingue du Kombo ne doit pas faire du tort au mandingue du Gabou. Et ça, c'est le cousinage par pacte. Par pacte. Oui. Il y a aussi le cousinage par affinité. Le cousinage par affinité réside souvent d'une longue cohabitation. Je donne un exemple pour aller plus rapidement. Les Diaranké et les Polfouta. Il y a un cousinage entre eux.
un cousinage très serré, très étroit entre eux. C'est dû par rapport au fait qu'ils ont cohabité très longtemps ensemble. Il y a enfin le cousinage, il a dit, au sein de la famille. Par exemple, chez les Mandingues du Gabou, la mère ne peut pas parler des choses qui ont trait avec le sexe, avec sa fille. C'est la tante paternelle qui est habilitée à parler de sexe avec sa nièce. Par exemple, un peu avant la nuit nuptiale, par exemple. Alors, il revenait à la tante, c'est-à-dire la sœur du père, de la fille, de l'informer par rapport à ce qui doit pouvoir se passer. La maman ne peut pas à ce moment faire ça. Hein? Alors donc, il y a cela. Il y a aussi le cousinage entre neveux, entre des cousins, c'est-à-dire les enfants du garçon et de la fille, hein? Voilà, qui sont frères et sœurs. Alors, entre ces deux, j'ai lu dans un recueil de hadiths qui disait que Dieu ne rit pas, le bon Dieu ne rit pas. Mais il sourit quand il voit deux cousins se taquiner l'un l'autre. Et c'est très important, ça, je l'ai lu dans un hadith. Votre émission est très importante parce que ça permet aux jeunes générations de comprendre ce qu'elles répètent, ce qu'elles pratiquent chaque jour. C'est-à-dire le cousinage entre Serer et Diola, entre Mandingue et Bambara, on le pratique partout. Mais les jeunes générations ne savent pas d'où ça vient. Alors, ce qui nous ramène maintenant à l'origine, aux origines. Les origines, le professeur Massamba en a parlé tout à l'heure, les origines se perdent dans la nuit des temps. On ne peut vraiment pas le dire. Mais, comme il a dit, le cousinage a été institutionnalisé par Sundiata au fameux rassemblement de Kanfouga. Merci beaucoup professeur, dégg ngeen li mu wax. Indi na li nga xam ne mooy aada ak cosaan, mais indi na aussi li nga xam ni moom moo nekkoon ku ci nekk sa cër ci biir kër gi. wax na bàjjan ni mu daan waxeek doom ji nga xam ne dañ ko may doomu càmmiñam bi nu may jëkkër mu war ko jébba moom mooy wax ak moom. moo koy wodd ci olof sax dañ koy wax. noonu woo bàjjanam mu sangu ko moo koy jébale. bàjjanam aussi moo koy yëkkati. yooyu yëpp ay histoire la yoo xam ni mu koy gisee ci joolaay gis ko ci soose yi noonu nga koy gisee ci olof yi. defe naa ni damay ñëw ci Buya nga joxal ma ko micro bi Buya pël dafa taxoo ak nag. bayal pël dafa taxoo ak nag mais aussi dafay jàppante ak ki nga xam mooy baykat. te yéen seen diggante foog ñu am ci ay tur ak kalante boo xam da ci am ba jàmm di ci am lan nga may wax ci loolu bayal. jërëjëf ñu ngi sant yàlla ak yonent bi ñu ngi lay sant. diggante béykat ak sàmmkat ñoo bokk ndey bokk baay ndax sàmm ak mbéy ñooy ànd parce que ñi nga xam ne ñoo yor nax yi di sàmm ñoom it dañoo béy parce que tos bi moo tax ñuy béy ñi nga xam ne nag ñoo yore affaire mbéy mi ak sàmm bi il faut mu ànd ndax dugub ak soow ñoo war a ànd wér am boo àndu rek wér du am boo gisee problème bi ñu am léegi yëpp ñàkk a béy ak ñàkk a sàmm ni ñu war a sàmmee loolu moo ko indi parce que léegi soow amatul boo gisee soow amatul nag àll moo amatul kon nag fi nga wax diggante béykat ak sàmmkat ñoo bokk ndey bokk baay dañu war a jàppante nekk benn nag sàmm mënul dem bay mbéy mbéy it mënul dem bay sàmm. waaw yatu pël bi njariñam doo ma ko wax yatu pël dama ko gis foo ko fekk mu yor yat wala mu yor paaka. waaw nga wax nu ci tuuti bala may ñëw ci. waaw xam nga affaire yet ak paaka. loolu mooy ngànnaay pël nag boo toppeek nag. il faut nga yor paaka wala nga yor yet. parce que am na nay yoo xam dañuy daane am na saay-saay yoo xam ne mun nañu fekk la ci àll bi bu gala ëpp doole nangu sa nag il faut nga am yet.
nga am paaka nga am hit loo ngànnaayoo lu bokkut ak loolu. lu bokkut ak loolu. waaw loolu la. waaw jërëjëf dafa tax bayal indi na fi mais li ma gën ëpp solo mooy daf ni sàmmkat ak pasteur ak éleveur. moom la ko tubaab bi di wax ministre loolu la ñuy wax le conflit entre pasteur et éleveur. defe naa ni plateau yu mel ni dina indi njariñ ñu xam seen diggante nan la war a dem. li ma ci gën a jàpp nag Massamba mooy li mu wax. nee na dugub ak meew ñooy ànd wér am. waaye bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy aada dafa mel ni ci cosaan dafa am ay catégories yoo xam dañ leen daan jariñ askan. ci ngéwal gi laay ñëw bari na loo xam ni bu nit amee doom dañ koy wax jox ko géwal mu nàmpal ko. am na lu ko waral. bu dugg néeg góor amee bu ñu dajalee ñëpp it foog ñu dugal ci biir géwal ci biir parce que am na lu tax. mbub mu gudd moomu ñuy taxale am na lu mu leen di booleel. mais bàjjen nit ak yaay am na cër ci wàllu taxawaay ci biir kër gi. waaw li nga xam ne moo ñu gën a sonal tey man mën naa ne li gën a tas Sénégal mooy gone yi ñuy juddu rek ñu leen di jongal loolu li gën a tas Sénégal ci la bokk. waaw ak beru jël sa doom jongal ko moom rek ndax mag ñi dañoo xamoon ne ku màgg xàmmee te ku xàmmee seetlu te ku seetlu mën ngaa xeeb ñu ne gone gi nan la ñuy def ne bala muy xàmmee ne moom mooy diw mooy maamam ci askan wii la bokk bala muy xeeb di nan la ñuy def ñu ne nañ ko dab-dabal maanaam bu juddoo nekk gone bala moo xàmmee ñu boole gone yi dëkk bépp boole leen mbub mu gudd ñu bokk deret ba pare ñu ne la ki nga bokkal mbub mu gudd jàppal na yéen a bokk ndey yéen a bokk bàyyi ndax seen deret jaxasoo na booba dañuy effacer géwal effacer géer effacer doomi buur lépp la ñuy dindi dañ koy raafal ba mu set nga xam ne li ci ëpp doole moom mooy ñoo bokk mbub mu gudd kon dootu diw moo jur dootu diw moo jur diw beneen bi ñu ne la géwal la ñu waxoon ne yow de may nañ la nga kaf ak ñëpp may nañ la it nga kaf ak buur déglul xel mi léegi askan wi mënut a jot ci buur ki mën a kaf ak buur bu ne ko kafal ak ñëpp ñu doon sa doom ñu doon say kal kooka kay ki bëgg a wax ak buur bu kaleeg moom àgg na ci buur dañ doon bañ li ñuy wax frustration politique nit ki mënut a àgg assemblée nationale ñu ne ko sa député yi ngi nii mooy géwal bi ñu ne ko nag yow demal nga jël doole su nit ñi nga ñëw wax ko buur waaye kilifa kenn du ko gëdd de ko waxee ci waxin wu neex gis nga système boobu système mu kal ak gàmmoo dafa am fu ñu ko teg ñaari mbir a ngi nii yoo xam ne buñ ci bàyyiwut xel du ñu xam lan moo tax ñuy toog bu ñu waxee ñu ree xam nga yaa ngi wax pël sànq di ñëwaat pël yi lan moo tax ñoo tëgg yi ñu nekk ay kal kan mooy defar ngànnaay tëgg kan moo ëppoon lu mu koy jëfandikoo pël bi ñooñu ci diggante tëgg defal ma ak defaluma la nangam la ak nangam lay jar jamante baaka xajut ci mbaar mi mag ñi dindi ko ba boo demee fu mel ne Caameen tey nga dem fu mel ne Jolof boo demee tëgg ya ñoo gën a dégg pël sax doomi pël yi moom mii xam na li ma koy wax man ngañ ma ne kooki laa dëkk Caameen ngañ géey ngañ docteur mooy sama baay xam naa bu baax li may wax li nga kan demal nga ne ko fa nekkoon waaw kay mu dana ñëw ndax Massamba Sall lañ ma tuddee te bu naa ma Sall lay bàyyam kon li ngay wax nii xam nga lii moo neex ndax ñi ngi toog ci plateau xamante wuñ waaye ñaari tur lañ joxe nga am foo xam ne tey doon nga ma fa bàyyi ma amit foo xam ne doon naa la fa doom joo xam ne tey mënuñoo xuloo fii loolu laay wax ne li nga xam ne dañu effacer système valeur yi te xam nga li ko indi lan la mooy dëkkin yi nee naa Sénégal ñaari ñu gën a lor ki fi indi 150 mètres xaw ma lan 150 mètres carrés ki ko indi moo gën a rey waa Sénégal ndax nit nañuy dëkkee ca la ñuy yaroo ndax 150 mètres carrés moo indi ñetti néeg ak saal ñetti néeg ak saal moo indi mbedd moo dindi ëtt te ëtt bi fa lañ daan tase di waxtaan jógee ci ëtt ba dem ca penc ma li nga xam ne nag géwal dañ ko daan jël ne diw ne ko géwal bi nàmpal dafa paase loolu xam nga ki nga xam ne buur day wax ci suuf mu wax ci kaw moom rek a xam la buur wax buur day wax ci suuf wax loo xam ne mën naa toj dëkk bi géwal bi siggi waxee ko noo xam ne mooy defar dëkk bi ndax moom moo doon kalanteeg waa dëkk bi ba xam la leen neex ak la leen naqari ma jox la li nga xam ne ñaari seetlu laa def dama seetlu ne Tiwaawan waykatu gàmm yëpp
ña gën a siiw mbay lañ sant tay géwal lañ. dëgg la. ma seetlu ne Touba jottalikat ya nga xam ne ñoom ñooy jottali ca cérémonie yi ëpp doole yi géwal lañ bi ñu remonté ba gëstu tuuti xam nga lu ñu gis ne bi buur yi jeexee ba sëriñ soosa indi l'islam dañ ne ñii ngir ñu doon ay jullit yu nite bañ a doone arab nan la ñuy def ñu ne kon nañ jël ci kiñ gënoon a fonk ñu ne ko bàyyil way tey xasida géwal bi nga xam ne moom bu daan dox ci diggante buur yi ak nit ñi sëriñ bi tey wuutu buur bi sëriñ bi jël ko doxale ko ci diggante bi loolu moo tax boo demee Tiwaawan kër gu mag nga fekk ko fa boo demee feneen ak feneen nga fekk ko fa loolu dafa am nu mag ñi gisee woon xam ne société buy dox da nga koy teg ci li nga xam ne moom mooy ay valeurs yi koy avancé loo xam nga sànq wax nga ba tudd Sorano donte loolu taxul ma ñëw fi te xam naa loolu taxul nga invité ma. waaw taxul ma invité la aussi. mais tey li Babacar wax man maay directeur général bi am naa fecckat boo xam ne Dibor Seck lu tudd séeréer la ba pare sant Seck bu taseeg man ci escalier yi dafa naan ma Seck ma ne ko Guèye dafa naan ma Seck ma ne ko Guèye dégg nga wax ji. rapport. dégg nga rapport bi. gardien bi Sénégal mooy réew moo xam ne gardien bi nekk ci suuf gouverneur ba nekk ca kaw bu gardien bi dee séeréer bu ko rombee mu ne ko sa mbub mu gàtt mi te gouverneur mënalu ko dara la ko mënalu kon tension administrative yi ñun bu ñu xalaatee ci suñu biir mën nañ ko régler mais xam nga lan lañ dérégler système mu dëkkin bi ak système mu relation bi moo tax ma ne la bu ñu yem rek ci gàmm ak kal mais nañu xool naka lañ defoon ba ñu ne doomu bàjjen na takk doomu nijaay waa ki nga xam ne lu ko neex mu wax la li ko neex mu wax la lu la neex nga wax ko Abdoul Aziz boo dee jëkkëram it boo na ko demal toggi mu ne la waaye man dof bu toll ne yow dinaa ko toggal ceebu jën tey laax laa lay toggal nga bëgg dana ko togg nga bañ dana ko togg xam nga lu tax sa doom bàjjen na mënuloo ko dara mag ñi noonu lañ daan def mu am nag leneen loo xam ne mag ñi dañ ko daan def gis nga mag ñi dañ daan jël système ñu utiliser ko sànq maa ngay wax ci biir sëy yi xam nga sëy moo ëpp tension da ngay gis Bukar am aawo am ñaareel bi am doom bu jigéen taaw mu tuddee ko aawo bi mag ñi ne la bu nit bu la tuddee doom bu ngeen xuloo doom ji day dee léegi nan ngeen di def jàmmoo rek léegi jigéen bu doom bu jigéen nu muy wooyee turandoom bàjjan kon diggante bàjjan doom léegi kon bàyyi lu muy doon nijaay kon yeneen frère yi nga xam ne mère bee moo leen jur lu ñu doon ay doomu nijaay xoolal ni ñuy rééquilibrer système bi ci biir te loolu mooy li ëpp solo. jërëjëf professeur damay ñëw ci Idrissa dégg nga professeur li mu wax te dëgg la parce que loolu mooy li nga doon tënk ci wàllu nga jël sa micro ci séeréer nga gis xale yi léegi ñàkk a jàng seen làkk ak ñàkk a xam seen bopp dina leen indil jafe-jafe yu nekk ci àddina te boo xamul sa bopp xamoo fi nga jóge ku loo gis daf lay réere yan ban jàngat ngay wax ci diggante bi parce que indi na léegi wax bu am solo nee na conflit administratif yi am ci diggante chef bi ak ki mu nekkal war nañ koo mën a régler ci ni mu tëddee ci société bi ni mu tëddee te loolu amatul lan nga ñuy wax loolu ci séeréer yi. man sax laa ko njëkkee man samay doom dégguñu séeréer te séeréer bu ñuul kukk laa yéen njaay la sama baay tudd sama yaay tudd san mon fay nga ne kon séeréer laa 100% waaye samay doom dégguñu séeréer te léeg ci éducation la rek boo amee une mauvaise éducation lu bari da lay rëcc boo amee une forte éducation da ngay am pouvoir d'adaptation foo dem mën fa nekk loolu nag lañ manqué loolu lañ manqué ci xale yi waaw kii li mu wax na dëgg parce que boo gisee ay nit di jaxasoo yar ak dëkki na tax waaye dëkk goo xam ne fi ngeen dëkk motul 10 mètres carrés jubóo mënu faa am waxtaan ba jubóo mënu faa am dañ daan booloo ci biir kër gi waxtaan yeddante génne ci penc mi arrangé ko lépp du benn waaye loolu amatul léegi waaw ku ci nekk da ngay demal sa bopp kii aw fii loolu du defar ak bokk te séeréer dafa xam boppam xeetu xam seen bopp lañ du tax li may séeréer na nga tax am nañ jom duñu tooñ te dañuy liggéey te luñ la wax moo nekk ci ñoom séeréer ak joolaa ak man nekk benn lañ te siin soo sa yoo ko sanc li tax man la métissage bi ëpp ci séeréer man nañ ko la ko defal parce que bañ jógee la vallée ni dañoo ñëw Kansala en Gaabu bi ñëwee Kansala lañ fa nekk 4 siècles door faa jóge jëm si boori Siin
bi ñëwee Sine ba installé Masawali topp leen Masawali bi mu ñëw mu ngi ànd ak Sino Meew ak Ngano Meew ak Fara Ndiaye ak Kumba Ndiaye ak Mamadou Sakit ak Jog May ma yaayam ak Njiw Kaagaaw ak Xureje Jaafuñ ñooñu la àndal yàlla ette séeram yooyu yëpp mu tasaale leen li tax Gelwaar am Sine Ngano Meew mu ngi ko maye Kulaar ku ñuy wax Fari Joom mu am ci Tëniñ Joom mi jur waagaan Tëniñ Joom muy waa Sine waaw jamono ji mu ngi ko may Saalum Gappa mu am ci wàllu Kubóor ak Siga Badial Siga Badial c'est la première reine du Sine moo njëkk moom Sine déedéet Siga Badial ndong la sant waaye Siga Badial la tudd rakam bu góor moo tudd wàllu Kubóor bi ñëwee Saalum te laajte fa nguur dañ ko ne duñ la fol ndax jigéen la waaye mën nañu fol sa rak dal di fol wàllu Kubóor buur juloo Siga Badial dal di gàddaay ñëw ci booru ndox mi sañ ci Mbisel waaw masa nag bi mu gàddaayee ba egsi alors fekk muy buur léegi nag jamono ngom faajaal ne ko kii ku ñu sonal la jigéen la waaye sonal nañu parce que day boole ñu yenu néegu ñax mu ne ñeen na ko ñeenti nit yennu buñ ko yenu mu roof leen permis ñu roof permis takk booba ñuy daanoog moom masa waali xeex ak moom bu téegu ci loxo ne ko duma la rey nag ndax ñoo bokk xeet waaye génnal fii dal di koy génne nag mu dem Julóor fekkee rakam nekk Julóor ba rakk ji dee mu nekk fa boobu ni mu dee moom lay Julóor def seen événement bu ñuy wax Juura Pecc chaque année ñu def ko professeur dama bëgg nga jël sa micro dafa am benn tur bu tudd Mbisel ci soose am na nu ñu koy tudd Mbesela expliquez ma parce que tur yi dafa am lu muy tudd ci séeréer yi ak ci soose yi foofu laa bëgg nga ñëwal ma ci effectivement relation bi c'est très 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 étroit Mbesela ça veut dire je rentre à la maison voilà ça veut dire je rentre à la maison mooy maa ngi ñibbi voilà oui jërëjëf defe naa loolu laa bëggoon indi professeur dama bëgg nga jox ma exemple ci séeréer ci fonk seen bopp ci benn événement boo xam ni fàttali nga ñu ñëw ci benn événement rek ma ñëw ci gouverneur séeréer li ma leen mooy dañoo fonk seen bopp dooyu buur du ko moom dooyu buur la maay moom Sine déedéet Gelwaar ngay doon ci sa men ndey sa néegu ndey ndax men moo wóor bàyyi wóorul loolu tax kenn du moom Sine te doona Gelwaar boo doonee doom bu doo moom Sine mukk ci kër àddina dellu si ci war nga ni meen waaw mooy tax nga moom Sine Masawal bi mu ñëwee dafa am nag Sina Meew ak Ngando Meew ak Fara Ndiaye ñooñu ay xeetam lañ mu mayee leen ñu am ci doon ndax Masa ay ñetti doom yu góor la am séer yi ñooy jur Gelwaar yi nekk Sine te Gelwaar yi ñu ngi ko jëlee ci soose yi bu doon ak soose yi Sine duñu folu gaabu lañ jëlee Gelwaar effectivement ce sont les familles Sonko les familles Sagnan les familles Mandian ak Mané qui constituent ce qu'on appelle les Gelwaar Mané voilà ndax Masawali Mané la sant dama lay may benn liste sax boo xam ne y a les 57 rois du Sine léegi dama bëgg a ñëw ci gouverneur ci nga wax ma Idrissa bala ngay dem bala ngay ubbi livre bi nga wax ma dama bëgg benn témoignage rek Idrissa ci lu nit mas a def ci pénc ci diggante ci wàllu li nga xam ni deret moo ñurub nit ki ak xam boppam nga wax ma ci benn événement ma doog a ñëw ci gouverneur xam nga buur Sine bi mujj moom Sine ñu di ko wax Mayakor dafa modestoon bu fekkee da ngaa def histoire bu nga ñëwee moo arrangé leen boo reyee nit sax man mii di wax ak yow am na sama benn maam boo xam ne dafa xeex ak nit rey ko boo dara def lu ñu jàpp ko mu ne kii kenn du ko jàpp Sine ndax doomi buur la mu daldi gàddaay ñëw fii Mbisel dëkk fa boo ni mu gaañu góor fa àll di jeex da waaj dëkk fa waaw boo amee événement boo xam ne événement bu am solo la mbooloo mépp ay dajale dimbale la waaw boo ngeen xuloo ñu arrangé leen waaye jàpp fa nit yow tëj amul Sine te bu Sine ku ma doon ma nga xam ne moom la remplacé mooy xarit Sëñ Tuubaa li mu am ci nguur kenn amu ko keroog bañ ko fole suba gañ ko fole ca ngoon ga foo teg ab këll mu fees del ak lem te du am yàmb mi ngi noonu kon mbokku téléspectateurs yi télévision Futurs Médias dox jëmale ci askan wi wan leen lan moo war a tax Sénégal war a nekk benn lan moo war a tax Sénégal ku nekk naw sa morom gouverneur jëlal ma micro bi nga wax ma ci li nga def Fatick festival des origines am na dañ nañ ci wax sax sukkandiku naan li nga xam ni mooy gox yi nga xam dañ koo war a dox Foundiougne 1 Foundiougne 2 yooyu yëpp amoon na ci lan moo ci sukkandiku lan nga sukkandiku woon pour régler yooyu problème à gouverneur. En fait, j'ai dit sur la perte de valeur ce que l'autre a dit. Nous, en milieu Diola,
waaw wax ko olof parce que dina neex sa olof bi bu naqari tamit dina neex trop. waaw ci diggante Joola. ci lël bi kenn du ñëw après sa papa. mais am na yi nga xam ne ay kalante la ay génération qui se suivent de kël. de kii voilà. ay génération qui se suivent parce que kenn du topp sa papa moo tax y a des gens dañuy toog 40 ans dem ñu lël et mën nañu dem ci marigot ak jigéen yi sango absent parce que chez nous ñu ne li ñii c'est interdit. kon même boo leen sango ak jigéen yi. des filles pubères mais kenn xalaatul loolu parce que boo ko defee y a une justice immanente qui va tomber sur cette perte de valeur qui fait que bon quand vous appartenez à la même génération il y a déjà une certaine solidarité et ces valeurs-là il faut qu'on les retrouve et comme les deux générations qui se suivent sont dañuy kalante mais doo suivre sa papa buñ ko kiiyee si est initié l'initiation qui vient même si tu as 40 ans tu attends en autre 20 ans encore tu vois attends vous pouvez avoir des gens qui ont 60 ans qui ne sont pas circoncis et ils restent des puceaux jusqu'au jour où ils se marient. Ces choses-là n'existent pas. Maintenant, pour me dire ce qui s'est passé à Fatick. J'ai dit que quand j'ai donné l'information, je me suis dit, il y a quelque chose qui nous lie. Par conséquent, il faut ce festival des origines, parce que je me suis rendu compte que valeurs yi nga xam ne cosaan Joola bu ñu ñëwee pour wax affaire u jàmm dinaa jafe parce que tout simplement gouvernement bi du tenir en compte certaines valeurs dañu defee ne caaxaan la ci milieu Joola ki nga defee ne mooy dof village bi moom moo yore yëpp du ki sol grand boubou bi du ki sol costume bi ki xale yi di sànni xeer moom mooy protéger village bi kenn xamu ko mais boo leen ñëwee ci Joola yi boo ñëwee pour un problème important boo ñëwee nga ne ko lii laa bëgg ñu ne la waaw bi mooy non parce que bu dee Joola mu ne la demal ma fanaan buy fanaan suba boo ñëwee moo wax la lii mooy parce que dañuy consulter gi nga xam ne yéen xamu leen ko ñii dañu nekk ci sutura ñoom ñoo yore baat bi ñoom ñoo yore baat bi boo leen sottee ñu naan bàyyi leen ñu dem duñ fi am dara dafay indi li nga xam ne mooy règlement de conflit Casamance parce que boo leen toogee diggante gouvernement ak MFDC règle leen rien ñaata accord la ñu signé kañ lay ko commencé parce que les vrais responsables kenn faalewu leen parce que ñoom ay xayoon la ñuy sot la ñuy jënd parce que xale yi nekk àll ba ay exécutants la donneur d'ordre ñeneen la ñoo leen équipé ñoo leen sang ñoo leen tax ñu nekk foofu parce que léegi ñun lu ñuy wax il faut que ñu retourner ci cosaan bi gis ngeen ci dernière tribune bi journal bi defuma publicité li ñu waxtaan ci loolu mooy vraiment perte nañu ay temps yu bëri nañu dellu ci suñu cosaan affaire bi en un jour mun nañ ko régler. jërëjëf gouverneur Sambou loolu nga wax mën nañ ko nangu nee na ñoonu war a waxtaanal lañu waxtaanalagul te ndekk te àll ba dañuy leen di jox ordre ñuy exécuter ñooñu dafa am ñu leen fa bàyyi. boo tëbee ñi leen fa bàyyi dem te ñoom yëf yi du soppeeku kon foog naa ni foog ñu war ci suñuy valeur yi nga xam ni moo caractériser suñu peuple ñu mën a àndandoo li nu bëgg ñu régler ko te duñu am problème Samba Wali jëlal sa micro foog nga wax nag olof même bu naqaree comme gouverneur parce que gouverneur góorgóorlu na nga jéem parce que waxtaan dafa am solo te réew mi àgg na fu nga xam ni foog ñu indi li nga xam ne mooy waaso yi nekk ci biir réew mi seen diggante bokk gën ci bokk pour waxtaan mën a yomb te bu waxtaan yombee rek juboo mën na am. oui Aziz indil nga ma problème nag. waaw problème rek laa la bëgg indil parce que fii TFM la boo fi ñëwee rek dañ la yem problème. waaw gouverneur am na lu mu wax dëgg la xam nga s'il y a perte de valeur am na un trou bi nga xam ne balaa nga koy combler dana jafe bon mu ne sumb na foofu sax festival des origines. may wax la ni dégg nga liggéey bu muy wax léegi nee na yaayam ay maabo la gis nga maabo yi ils sont tellement intelligents que cette année dañu indi benn idée bi nga xam ne nañu jël une journée
ñu def ko une journée à plaisanterie mais ñoom maabu yi ñu ne man nag duñu dem ñun kenn ñun bu ñu demee ay salsal yi la ñuy kale mais nag nañu seeti séeréer yi ñu seeti joolaa yi mais léegi seen idée mooy ne bu ñu booloo def cette journée nationale ba ñëpp Sénégal gis ne xam nga ne joolaa yi ñu ngi vers le sud séeréer yi ñu ngi au centre waaw Haalpulaar yi ñu ngi au nord ñu ñëpp bu ñu booloo mu ngi mel ni en tout cas y a la moitié du Sénégal qui se retrouve entre eux ñoom ñu ne bu ñu paree journée bi dañuy dem Casamance dugg makki bi ne joolaa yi léegi nag ray leen ñu séeréer yi ñaa ngi nii pulaar yi yaa ngi nii seen mbokk joolaa ngi nii ñun lu ñu bëgg man ni nañu qu'il y ait la paix en Casamance loolu nag muy du Babacar la doon wax ne dañu koy sumb bu jotee yow da ngay ñëw incha allah journée boobu waaw yaa koy reporté de maa koy reporté incha allah maa koy reporté Sama Malick jërëjëf gis nga li mu wax dafa am solo nee na journée ba maa koy reporté incha allah dama ci bokk parce que ci réseau des acteurs culturels la bokk mais dinaa ci ñëw aussi Babacar fi nu toll bala may jox Matar fi nu toll nii jàngat bi ci wàllu paix comme facteur de stabilisation ak li nga xam ne mooy jàppante bi nga xam ne buñ ci jógee day sax loolu it am solo xam nga li ma njëkk a bëgg a wax mooy yàlla dafa def yéen da ngeen am fierté bu ngeen àndal ndax Sénégal dañ ko xamagul xam nga tey xel mun na nangu président Macky Sall bu ñëwee ñëpp jóg taxaw parce que préséance moom moo tax lañ ko jox ci ay cër mu war koo yor ci réew mi am luñ ko nangul liñ doon wax léegi nag li tax ñun ñu am problème pour gouvernance su dëkk bi pour jàmm ji gën a law cosaan ak aada bi ñu gën koo dund définition bañ ko jox ci njëlbeen moo baaxul ci kaw lii nag dama koy wax gis nga stratification sociale bi nga xam ne dafa am te stratification sociale bi lalu ci division du travail géwél bi yor histoire yor transmission du savoir nekk conseiller forgeron bi di liggéey fer ba ca waxtu ba mu koy liggéey am na koo xam ne moom mooy dem di xare beneen jamono jëkkale di liggéey der ñu ne comme lii mooy école boo bëggee école boobu ñu mun koo continuer la seule solution mooy nañuy sëy ñoom ci seen biir ñu def ay cloison kon nit ñi dañoo jël caste di koy wax ay waxu ñeeñu mel ni stratification sociale bi la mais loolu dafa nekk rek entre les emplois civils militaires les emplois de la main artisanat ak yeneen donc loolu mooy wane ne ñun ni ñu jëlee culture nañ ko définir moo baaxul ndax dañoo jël tubaab bi lam ñu andi ñu lalu ci loolu taxul ñu mun a yor suñu réew jàmm ji muy wax ci semaine ba le passé rek am na fu ma bind dimension culturelle du conflit en Casamance waaye dimension culturelle boobu dafa am ba léegi benn aspect réducteur ndax boo xamul da ngay yaakaar ne tëgg ak fecc la c'est ça nga ne non bu ñu leen mayee ñu tëgg ak fecc rek ñu ngay exprimer wu non gis nga ñun bu ñu bëggee tabaxaat suñu réew mi même ci wàllu productivité wàllu ger wàllu lépp mu ngi lalu ci cosaan ak aada mais ci suñu cosaan ak suñu aada ndax ñooñu nga xam ne dañoo dugg ci àll bi bañ fay dugg dañ leen waajal mais waaj boobu boo dégloo léegi Massamba bi muy wax ci lël bi fa lay njëkkee ñun ba ñu ñàkkee lël la ñu ñàkk fa ñuy jàngalee ndax man wóor na ma ne yàlla def na nag jaar naa ci lël bu séeréer non da nga fay jaar ñu won la nooy dunde ak nit ñi nooy dunde ak jinne yi nooy dunde non mais c'est vrai c'est-à-dire que même koo xam ne dafa nekk ci seen biir di def lu dul noonu ci wàllu sàcc ci wàllu leneen munoo dugalal ba génn te xamuñu ko ñu dénk la ay xam-xam nag lii nekk xam-xam bu weex lii nekk xam-xam bu ñuul nga war koo wéyee waaye kii ma bokkal lël foo tuure deretam da nga tuur sama deret kon Casamance bu nit ki duggee ci àll bi yow boo ko reyee kooku te mu bokkaloon lël déjà engagé nga ko ci biir kon yooyu dafa nekk yoo xam ne dafa war a del si te loolu bokkul ba léegi ak sermon bi ndax nag bu caaxaan passé bi dëgg des li may wax nii professeur Madior ak may dégg ñoom professeur Boucar bépp séeréer bu ngeen gis muy dox lañ ko jàngal ci lël
nañuy conditionné doomu aadama bi nga am le conditionnement de Pavlov. ay xam-xam tey ku ko bindoon livre mu wër àddina waaye kenn du la wax secret boobu. ndax secret boobu dafa am fu ñu jaar ci sermon. mais sermon bi ñuy passé à la fac de médecine. sermon de Galilée pour nga bañ a wax la ngay gis ak yooyu. est-ce que loolu def ñu tënk. mais secret ba nga xam ne ñun ñi ñëpp Idrissa Ndiaye mii lël nañ ko. waaye ñi muwul wax lañ ko wax ca lël ba papaam bi ko jur sax du ko wax ci lël rek la koy waxee. te loolu kii bu ñu waxee ne dañu nekk ay mbokk bu ñu waxee dañoo nekk ay mbokk. mbokk mi nekkul caaxaan. man dama judd ñu tàggat ma ci kii di pulaar kii di joolaa bés boo xamee ne tuur nga seen deret ci àddina ba ngay xëy de dootoo am jàmm te dinaa leen wax nag boobu dimension boolewuñ ko lu bëri mais bi bateau bi suuxee bateau le Joola c'est une tragédie nationale am na ñu dem ba jàpp ne ci biir sëmbaxloo bi ay joolaa dañoo tuur ay deretu séeréer moo tax lii da ñëw ay explication la ba tax na peut-être buñ fa wéeru woon jaar fa ñu war a jaar mënoon nañ gën a gaawal ay mbir mais ba léegi li ma bëgg a tënk rek mooy suñu cosaan ak suñu aada yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ciy yëngatu faw ñu xaw a bàyyi tubaab bi nu mu ñu gisee ndax tubaab bi dafa ñëwoon gis ñu am lu mu bind jàpp loolu mais ñun am na lu ñuy dund am na lu ñuy gëstu te yàlla def na Aziz su ma koy wax ne tout le temps dama lay féliciter di c'est-à-dire que am na niveau njàng tubaab am na ko mais day wéeru ca la mu jàng ca kër ga pour mun a dawal yenn yu bëri te ñun nag li ñu jànge ca kër ga ak la ñu jànge ca askan ca lël ya ñu jaar ak yooyu réew mi foofu la mun a saxoo pour ñu andi développement waaye nii développement mënul ban jàngat bala may ñëw def le dernier tour de table bi. waaw damay bëggee rek xam-xam yi fi génn te muy am ay xam-xam yu am solo lool ci waxtaan yi dama bëggoon tàmbalee benn lu ma seede mu amee Fatick loolu nag xam naa après dinañ bàyyi mbokku téléspectateurs yi ñu apprécier ko dañu toog Fatick sama mbokku Haalpulaar yi indi xar mu duuf ak saaku ñebbe taaw si géew bi jox ko ñoom Mbagnick Ndiaye seet xamul nu muy def mu geesu gis Bertrand Diamacoune ne ko am dégg naa nag ëllëg saaku ñebbe bi gis nañ ko waaye xar mi kenn gisu ko léegi nag téléspectateurs yi nañu ñu jéem a seetal xar moom fu mu féete loolu mooy wone que ni ci diggante xeet yi ak waaso yi am na solo lool pour que ku si ne xam ne am na ay jëf yu tuuti yoo xam ne tuuti na ci natt ba waaye ci valeur culturelle bi lu am solo la te luy defar ab diggante la loolu aussi dana wone ne ku nekk xam nga sa bopp te xam nga ka ca des kon jàmm am na diversité culturelle bi gaa ñi di wax bu ñu ko lal ci mbubb ya ak pecc ma ak woye ak la ñuy wax entre guillemets déguisement yi nañ ko lal ci ku ci ne su yëkkatee ab tànkam di ko teg di fecc day wax te la muy wax mu ngi ko jële ci ay maamam te pecc mi du doon pecc moom lu la neex fecc parce que jamono ju ne moment bu ne xew-xew bu ne ak feccam ak woyam ak solinam ak doxalinam ak sax géew ba nañ koy defar ndënd ya ñuy tëggit du ndënd yëpp la ñuy tëggandoo saa su ne dafa am ndënd yoo xam ne dañu am ay rôle suñ ko tëggee ñu xam ne tëgg nañ nangam de yéen nañu ko gën a xam donc yooyu dafa am solo pour askan yi d'abord xam seen bopp soog a xam ñañu dendal xool parce que yàlla dafa def Afrique groupe ethnoculturel yëpp soit directement soit indirectement am nañu ay relations de cousinage à plaisanterie ou alors dans les faits ou dans l'histoire loolu su amee ku si nekk soo xamee sa bopp xam nga li nga bëgg ak li nga bañ soo xamee sa moroom xam nga li mu bëgg ak la mu bañ loolu mooy solos yaxu
li ñu war a tëral doxal ko su fekkente ne bëgg nañu ni ko gaa ñi waxee jàmm am ci Casamance. mais dafa am beneen élément bu am surtout importance am ci ne nasaraan bi ba mu ñëwee li nga xam ne li moom la jëkk a song mooy li ñuy dëgëral ak li ñuy gën a daaj ci sunu aada ak sunu cosaan indil ñu beneen concept parce que itam du woon ñun moom la woon nan lay def ba ñun ñu nekk ay machines yoo xam ne ñoo koy jox gerte gu muy def ci ay usine am di yóbbu nan lañu def ba ñu mën ko nekkal ay soldats mën ko nekkal ay ouvrier mën ko nekkal ay interprète ak ay laptop. xale yi léegi defatuñ ko te loolu day am lu mu yàq lan nga ciy wax mu ñu tëj yow sa li ngay mujjee wax ci émission bi. waaw xam nga yéen a ngi soog a gis mbóot mi xam nga booy safaar booy faj nit. dangay xam feebar bi fan la nekk. waaye boo xamul feebar bi ngay lambatu rek. di ngay faj du gaaw wér. gis nga li nga kër yee nga def ko nii. mooy faj mbir mi yëpp. yàlla dana ci def yiw. incha allah yàlla dana leen jàppale ba yëpp a réglé. xam nga nit boo xamul foo jógee fi nga jëm doo fa xam. te boo déggee nit ñëpp ñoo yem déedéet nit yemuñu fi ngeen wax Casamance da ngeen tànn ñi nga xam ne ñoo fa gën a am xel te gën a lewet baax jikku ñi mel ne ñoom Casamance fii ngeen tànn ko fii tànn ko fale bu ñu booloo ñuy waxtaan rek bu yàgg jàmm di am. Que j'ai envie de mettre sur le sommet le plus haut et dire que je suis un Koutoudjo. Parce que Koutoudjo justement c'est la partie de la partie élogieuse de mon nom de famille. Mon véritable nom de famille, c'est Kouyaté. Un ancêtre Kouyaté a été outragé et il a rendu, comment on dit en Mandingue, un Koutoudjo. Ça veut dire que il a vengé, il a levé la flamme. Et c'est ce qui veut dire en Mandingue Koutoudjo. Babacar wax jaa ngi noonu nit ak boppam nit ak aadaam ak cosaanam war ci sukkandiku pour mën a jëm ci kanam. ci tënk bu gàtt gis nga ñun bu ñu demee bay bu ñu juddoo bay màgg ci kër suñuy xarit yi ñu doon gën a jege dañ doon nekk géwél nga gis papaam di ànd ak sa papa nga naw ko loolu mu nekk bàyyi ci yow kii ngay àndal nekk sa cousin xam nga fan ngay xamee ne ndeke am na lu ngeen bokkul. boo demee ba ngeen toll ci ay takkante nga bëgg a dugg ci dara ñu ne la déet kon ñàkk a xam dafa waral lu bëri. moo am lu ñu travestir ba tax na société bi booy gis muy dund rek équilibre bi dafa am fu ñu doon tàggate nit ñi ci néeg bi ci ëtt bi ci penc mi ci lël yi loolu nag ñun wóor na ñu ne mënatuñ koo dabu ba def ko ndax tey boo buggee am lël dugal fa ay xale jàngal leen ay xam-xam boo xam ne mun na jëriñ wala mun na lore nga bëggee def xam-xam boobu te yow na nga ko war a tàggate nga war a am loo teg ci moom ci lu métti peut-être yoon mayatuñu loolu ba tax na xel mi li mu war a andi tey mooy curricula yi ñuy jàngale ci école bi ñu fexe jéem cee am lu ñu tënk ci suñu cosaan ak suñu aada li ñu mënatul dabal yëpp ci wàllu ki doon séyi nañ koy yebe nañ doon defee yëpp buñ ko mënatul def parce que ñu ngi roy lii nga xam ne dañ ko jël ci aada tubaab bi wala aada arabe bi ñu ne ñun loolu suñu xeex la. diversité culturelle boo déggee ñu koy wax mooy kàllaama bu doomu aadama wax am na ay xam-xam yu lalu ca kàllaama booba bés boo ñàkkee kàllaama boobu rek ñàkk nga la ca biir. ba tax na tey même bu fekkee dafa am ñoo xam ne fukki nit lañu buñ leen xeebal mukk fukk yooyu nañ fexe sàmm leen ndax démocratie nag mooy protéger ñi gën a néew. beneen mbir mi réew buñ ko buggee tabax dañ koy tabax ci li ñuy wax la conscience identitaire positive man damaa jàpp ne man Babacar bu ma xamee li ma doon xam li may bañ ak li ma bëgg dinaa mun a nangul Samba Awali Seck la muy bañ ak la muy bëgg ndax xam naa man la nekk ci man dinaa xam la ñuy wuutale loolu nag moo tax contexte bi ñu nekk ñun ñuy wax mondialisation globalisation ñu ne waaw ñun bu ñu demee fi réew yi di daje lan lañ fa mën a yóbbu
ñun de li ñu wuutale ak ñooña mooy cosaan bii nga xam ne dañ ko bëgg a bàyyi mu réer te cosaan bii nga xam ne ku parenté à plaisanterie diggante naka lañ koy waxee gàmmu bi kal yi loolu tubaab bi amu ko kon ñun buñ buggee jàng moom lam ñu andi di ñu ko jàngal dinañ ko bàyyi te moom lii bu fekkee ne dañ koo tënkoon ba tabax ko ni mu war a taxawee mun nañ leen ko yóbbu ñoom ñu jëriñoo ci ndax ñoom daanaka dunda ci ñu moo yow tamit. Si on revient sur des symboles d'éducation, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé des griots. On dit souvent que les griots sont des archives vivantes. Ouais. Mais dans la division du travail, ils avaient l'éducation en charge. Le professeur disait tout à l'heure, on faisait des louanges et tout ça. Mais quand ils éduquaient les enfants des régnants, il leur montrait effectivement le chemin dès le bas âge. Pour dire que, mais tu vois, ton père, comment il est. Si tu veux l'être, il faut avoir tel comportement, il faut avoir tel caractère, n'est-ce pas? Il faut savoir parler de telle manière. Donc ça, c'est de l'éducation. Il y a aussi les groupes d'âge qu'on oublie. C'est-à-dire ce que nous appelons en pulaar pelle. C'est-à-dire Yero Doro Diallo, le faux Yero Doro Diallo qui est parti, il a souvent parlé de cela comme parlant de, n'est-ce pas, de l'éducation actuelle. Amadou Padiba disait également que sur le plan sécuritaire, Babacar l'a dit tout à l'heure, il préfère les dents blanches que les pattes blanches. Montrer les pattes blanches? Non, montre-moi les dents blanches. Parce que quelqu'un qui te sourit ou qui va vers toi et qui est en train de rire, il n'a pas l'intention de te faire du mal. Massamba waxtaan nañu léegi nga indi benn wax bu am solo boo xam ne daf ma jàpp mooy les espaces de communication yi am yëpp dañ ko réduire jikko ju rafet presque dafa taxu wax génn ci dafa yomb te mel na mag nee na ma as gor bu ko baatam moomee lu mu wax dee koy dindi waaye bu moomee baatam lu mu wax mën na cee génn yow mi nga xam ni gëstu ci wàllu aada ak cosaan lan nga may tëjale waxtaan wi ci ñu tàggee bala may àgg ci Matar ak Idrissa. waaw xanaa gërëm ñi fi toog di fàttali ne li nga wax dafa am solo xam nga nit moom su fekkente ne xamut mooy kan dafay fàttali wolof waxoon ne xamal sa bopp xam sa bopp lu tax mu neex boo demee ba fu la kenn xamewut da ngay xam yow yaay kan da ngay dem ba biir Chine nekk biir Shanghai nga gis loo war a sàcc ne man de du ma ko sàcc si tax Mbaba Jànq ak Maar Mbaba Jànq ak Gora Kangoog Mbaba Ka doo ko sàcc parce que xam nga yaay kan problème bi mooy bu fekkente ne da ngaa yor jikkooy xob ngelaw bu ñëw da lay yóbbu te ñun jikkooy xob lañ yor dañoo war a yor jikkooy pakk ngelaw lu ñëw daf lay raay dem balaa ak sa jikko am na ñuy seetaan ñoo xam ne xëy na ñi ngi naan ñi dañoo tardé ndax modernité la ñuy wax ma ne waaw lan mooy modernité tey jii bu fekkente ne boo seetloo bu courant coupé rek la nit ñi waxtaan ci biir kër yi bu courant coupé ñëpp ca terrasse ba leen jëm waaye léegi néeg bu ne benn télé yow télé bi rek ngay waxtaanal nit ñi presque bu ñu waxtaanee dañuy werante wala ñuy xuloo xam nga kañ la ñuy waxtaan bu làmb ji tasee kenn ku ne taxaw di wax sama mbër a daal waaye ci biir làmb ji kenn du waxtaan kañ la ñuy waxtaan bu match bi jeexee ñuy werante Real ak Barça kan moo man waaye duñu waxtaan ci lu bëri may terminer ne kal ak gàmmu kenn musu koo jàngal kenn ñun ñi fi toog ñëpp amu fi kenn ku sa yaay wala sa papa ma sa toogal di la ko sa naan la boo xamee diw sa kal la diw sa gàmm diw sa doom bàjjan la musuñu ñu koo jàngal te dañ koo mokkal méthode boobu nga xam ne c'est une méthode analogique par infusion ndax buñ ci jaaree woon les comportements civiques duñ changé lan moo tax ñëpp nangu kala gàmm ba di ko def te ku xëy ku lekk mbuus sànni ci mbedd mi kooku lan mooy rapport am ak mbuus nan la ñuy reposé woo ci système yooyu ba nga xam ne suñ système éducatif bi dañ ko ci def li may daanelee mooy man en tant que jàngalekat bu ma daan jàngale Los de Morlam dama daan wax élèves yi ne leen Moussa li mu def ni lu ngeen ci xalaat ñu ne Moussa dafa ñàkk jom ñëw kër Morlam bugg koo dalal muy dem ma ne leen yéen comprendre leen de moom ñëwut kër Morlam këram la ñëw ndax ñoo bokkoon lël ma ne leen Morlam mooy dérèglement social mooy ki nga xam ne xamul ne policier bi dina jàpp nit ki war ko tëj dem ba ci digg bi mu fàtte ne moom mission éducation la ñu ne ko diw Njaay la sant mu ne ko mu taxawaat ne ko lu tax nga def lii
mu ne ko damaa brûlé feu bi mu ne ko lu tax nga brûlé ko mu ne ko damaa yàkkamti woon mu ne ko ay dof ngeen rek xanaa xamoon ne lii yow boo ko defee bu ëllëgee nangam ñu ne déedéet bu ñu reposé wu ci loolu parce que loolu mooy légaliser nit ñi brûler feu rouge ma ne déedéet loolu dafay permettre policier bi mu def sa première fonction mooy éduquer. merci beaucoup Matar nga jël tàggoo ci baat yu gàtt ma doog a jox Idrissa moom tamit. waaw jërëjëf Aziz si may tàggooy rek mooy mbir mi yëpp li nga xam ne li mooy reen bu jan bi mooy nit ki en tant que moom ni muy gisee boppam et à travers ni muy gisee boppam ni muy gisee ñeneen nit ñi. fi laay duggee ci ki nga xam mooy Idrissa. boo goree. te nangoo liggéey. loo jëm nga am ko. jërëjëf Idrissa. xanaa ma jox gouverneur. dama tàmbale woon ci wax que tur yi nga xam ne ñoo tax ma dugg ci festival des origines xam nga joogaan mooy demal rapporter nit yi en joola jifir bañal jifir refuse de donner et puis jiwalo descendez Fagnout je refuse ça veut dire que la rivalité entre Joal et Fagnout on dirait que ça vient et c'était dans une pirogue descendez nous refusons et ils ont continué donc c'est cela mais pour te dire vous amoon nga benn question bu nga posé Foundiougne 1 war a am Foundiougne 2 parce que bi ma organiser festival des origines man xamoon naa ne dina am situation bi nga xam ne bu ñu jamul ci cosaan du ñu mun a régler problème bi moo tax ma engagé suñu kal séeréer yi dem nañu ci makk yi ak séeréer yi dem nañu plusieurs reprises ci makk yi ak séeréer yi bu amee difficulté ak Diamacoune ak Sidi séeréer yi ñoo dem di leen saaga ba ñu d'accord waaw dañu dem ba saag leen ba ñu ne leen bugguñu loolu mais bi ma demee Foundiougne 1 bi ma eggee sax séeréer yi ñoo génn yëpp ne ma lii sa liggéey la lu tax amuñu Foundiougne 2 Foundiougne 3 mooy ay fossoyeurs et trucs ñi nga xam ne ñu ngi toog autour des hautes sphères pour vraiment chaque fois battre en brèche lu ñu sëmb mais tant que ñaata accord la ñu signé mais bu ñu dellu ci cosaan ce sera très difficile mën nañu et puis li ma ragal mooy résurgence kii bi conflit bi benn occasion la ñu amagum nañ ci jàpp ba génne si parce que bu boobu raté résurgence yi xanaa Sénégal ñooy anéantir parce que ñun xamuñu fu affaire bi toll bu ñu defee ne parce que di nga gis ay nit naan nañ leen massacrer loolu buñ ko mënoon massacrer nañu depuis longtemps mais arme du régler problème arme day yàq mais du régler mais il faut que les gens reviennent parce que ces gens-là am na lu leen metti pour ñu gànnaayoo dem ci rébellion mais loolu suñ ko essayé faj mais ñun man chaque fois dimanche passé maa ngi yoon ci Macky waxtaan ak ñoom jàkkaay ak kasolol mais ce n'est pas des gens des terroristes déedéet egguñu foofu et ils raisonnent mais bu ñu demee ci raisonnement bi ñu envoyer les gens qu'il faut mais ça va se régler très facilement. Voilà. Très facilement. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon tey ma jàkkaarloo ak yéen di leen indil waxtaan ci li nga xam ni mooy kal ak li nga xam mooy gàmmu professeur ñëw na ci léegi waxtaan nañu ci li nga xam mooy diversité da mooy wuute gi nu am ci biir bennoo ci biir réew mi waxtaan nañ ci léegi donc man damay am mbégte ci dalal sama xarit yi nga xam ni ku ci nekk ci wàllu wi nga féete am nga ci xam-xam bu sell. Comment promouvoir quelque chose qu'on ignore? Ça, c'est le problème. Mais je sais une chose. Il ne saurait y avoir un développement adéquat sans un rayonnement culturel. di leen jox dig daje incha allah beneen yoon ci beneen émission asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu